ak fu waay mën a féete rek muy ñi ne ci biir réew mi wala ñi nekk bitim réew di nuyu ñi fi teew ñëpp nag di ci jiital kilifa yi nga xam ne ñu ràññee lañu ci politique ñuy kilifa parti bi docteur Diallo Diop Madieye Mbodj Adja Yacine Fall ak suñu doyen Alla Kane ak mboolem seen militant ak militante yi teew si di nuyu mbokki presse bi nga xam ne ñoo ñëw couvrir événement bi gën ñoo yombalal jokkoo bi ak àdduna yépp dañoo woote woon waxtaan wi muy bi njëkk ci suñuy waxtaan gannaaw bi ñu génnee ci élection législative yi bu ma waxee bu njëkk suñuy waxtaan nag mooy ñun en tant que Pastef jëmm joo xam ne day représenter Pastef parce que def nañ fi ay sorties yoo xam ne ñoo ngi ko seq ak suñu naataangoo yi ñu bokkal coalition Yewwi Askan Wi wala ñu sekk ko ak ñi nga xam ne mooy intercoalition Yewwi Askan Wi ak Wallu tey nag dañ fee taxawee baatu parti politique bi ñu bokk muy Pastef les Patriotes war a waxtaan tuuti ak askan wi doore waxtaan wi ci jaajëfal askanu Sénégal ci lim ñu may ci jongante politique yi ñu génn di élection législative yi li ñu askan wi may ñun mënuñu koo natt parce que li génn ci urne yi mënu koo natt tuuti na trop pour natt li nga xam ne moom la ñu askanu Sénégal may li ñu askanu Sénégal may ma nga dooree ca pré-campagne ba foofu la doore waaye dafa wëy ba ci campagne bi surtout ndax ku suivre campagne électorale bii weesu rek di nga xam ne la askan wi may Yewwi Askan Wi gëw mu ni am na keneen kum ko may ci wàllu mobilisation ci fépp ñu teew mobilisation yoo xam ne ay junni nit la tàmmu ci kenn koo xam ne jox nañ la ñaari dërëm pour nga génn ñëw tertu leader yi nga génn ñëw li ci gënoon a yéeme mooy topp ab caravane sur 3 kilomètres 4 kilomètres 5 kilomètres di daw léeg-léeg nga xaar caravane ba 2 heures du matin 3 heures du matin loolu ñun mënuñu koo xayma mënuñu koo natt amul prix ci ñun ndax politique nag Sénégal fi mu toll nii ñaar la ku dem jukki alalu réew mi randal ci ay milliards wër di fay ay nit ak di leen yeb ci ay kaar pour ñu dajel la ay mboolo ak koo xam ne amoo lu dul sa kàddu amoo lu dul sa programme ak sa gis-gis te ay junni nit waxuma la sax di la topp waaye di dajale seen alal di joxe pour nga mun a dox ñaar yooyu moo fi am Sénégal kon ñun ñiy féete ci ñaareelu pàcc bi gannaaw bu ñu santee yàlla dellu santaat ko ndax it du suñu mérite buñ ci amee mérite as tuut la ndax nit def na lu ëpp la ñu def ñun ci politique te yàlla mayu ko lii kon dañuy dellu sant ci yàlla gërëm askanu Sénégal bu baax a baax ci kóolute googu waaye décrypter message bi nga xam ne jàngat bataaxal bi nga xam ne moo lan ci loola parce que du rek ñu ngi lay topp nga naan maa fi nekk déedéet lan moo tax nit di la topp lan moo tax nit bàyyi yitteem di daw sa gannaaw lan moo tax nit dajale alalam yàlla xam na ni am na ay soxla yu jàmp yu mu ko mënoon dugal mu ñëw am lu mu ci comp ne mu ngi koy dugal ci li ngeen di xeex loolu mu ngi
am benn tur benn baat lañ ko mën a nattee mooy yaakaar gi nga xam ne askanu Sénégal am na ko ci ñun du suñu jëmm du suñu personnalité waaye projet bi ñu leen présenté ci juróom-ñaari at yi ñu weesu moo tax askanu Sénégal googu la ca bëri wala la ca ëpp laa gëm daal di am yaakaar googu ba di ko manifester noonu mu koy manifester ñu dellu wax liñ doon wax saa su ne bu soobee yàlla askanu Sénégal googu du mus a am gàcce ci ñun yaakaar googu du mus a yàkke yaakaar googu du mus a tas ndax ñun contrat social lañu waxanteeg askan wi mooy dañoo fasante kóllëre ak askan wi daa di tëddal benn charte boobu nag kenn ku ne am na lu la ci war lañu ci war ñun mooy li ñuy def saa su ne féete ci côté askan wi di ko xeexal di ko leeral liñ ko nëbb di ko wax lu yàq réew mi di ko wax lan moo tere Sénégalais tey mun a dund gu naat ci jamono joo xam ne réew mi naat na loolu nag jàpp naa ni ñun suñu wàll ci contrat boobu ñu ngi koy dox ragaluñu ci ku ñu dóor ragaluñu ku ñu saaga ragaluñu ku ñu pexeel ragaluñu ku ñu sosal wàllu askan wi nag mooy moom it mu taxawe fi mu war a taxawe ndax benn nit du soppim réew benn groupe nit du soppim réew donte foo gis ay nit daje il faut mu am njiit il faut mu am ñuy jiite mbir mi il faut mu am ñuy xalaat di nas di teg waaye pour mu sotti il faut ñu dem ba li ëpp ci askan wi ndax mënuñoo dem ba dajale ñépp nag loolu amul yàlla moo ñu bind ñun ñépp te pourtant am na ñu ne gëmuñu yàlla kon kenn mënul fexe ba ñépp ànd ak yow waaye bu ñu demee ba li ëpp ci askan wi am yéeg-yéeg bii ñu am ñaar yooyu daje ndax réew li koy defar mooy leader yu baax waaye nag wéeru ci askan wu baax leader yu gëm réew mi waaye sësu ci askan wu gëm réew mi loolu mooy defar am réew jàpp naa ni nag loolu meññ na taxaw na màgg na dëgër na looloo firndewu ci lii ñu weesu nii muy élection législative kon ñuy gërëm askan woowu ndax jox nañu majorité ñu foqati majorité bi mënoon nañu doxalee neneen waaye ñaar moo tax defuñu ko benn mooy Sénégal jàmm ci xaj ñaar mooy xeex da nga koy xeex ca ba ñoree xeex da nga koy xeex ca ba ñoree waaye buñ la naxee ba dugal la ci xeex te ñoragul da nga ñàkk xeex ba junju doy na boroom xel li tax nag ñu gën a woote waxtaan wi mooy ñun jàpp nañ ni li am na weesu na il faut ñu wéyee liggéey bi daje woon nañu songu élection locale yàlla may ñu ci loo xam ne kawe na suñu njort ñu woyaat daje songu élection législative ñoom ñu def seeni tappale ba li gënoon a fës ci suñu liste ñu fexe ba dàq ko ci élection bi teewul wag nañu suñuy loxo wër nañu Sénégal campagne nañu duma nañ leen ñu dellu siwaat daal di foqati victoire boobu ci anam boo xam ne ñëpp seetaan nañ ko ñu ne muñ ci waajal xeex la bokk du ragal ndax ku ñu xam-xam ni ragaluñu bu ragal di am fële lañ koy seeti lan moo ñu dajale woon ñun waa coalition Yewwi Askan Wi ak ñun intercoalition Yewwi ak Wallu loolu laa bëgg a fàttali Sénégalais yi
dafa am solo parce que ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd teg ko ci ay charte yooyu nag mooy àtte nit ñooñu seen diggante ak askan yi nga xam ne moom mooy arbitre moo tax saa suñu mës a bokkee ci kuréel laata ñuy sori dañuy exiger kuréel gi ñu tëral ko ci ay anam yoo xam ne aw kayit lañ koy bind mu leer nañ lan moo ñu boole woon ñun waa Yewwi Askan Wi dañu wax ni boo génnee préambule beeg yi ñu wax ak li taxoon ñu daje dañu génne woon ñetti étape yu am solo bu njëkk bi mooy élection locale li ñu waxoon ci élection locale yi mooy dañuy présenter benn liste dong ñun waa Yewwi Askan Wi ma fàttali ni balaa ñuy dugg ci Yewwi Askan Wi dañ ko yaataloon waxtaan ak ñépp yéen ñépp seetaanoon ngeen jamono jooju yàlla def nag mujjul sotti ñenn ñi génn taxawal Wallu ñenn ñi des daal di taxawal Yewwi Askan Wi Yewwi Askan woowu moom laay wax li ko tënk li tënk ñi ko bokk mooy benn liste la ñuy présenté ci élection locale 23 janvier 2022 parti bu bokk ci coalition bi rek jël na engagement ni moom du présenté wala du jàppale beneen liste bu dul liste coalition Yewwi Askan Wi que parti bu nekk nag dina def kéem kattanam pour ñu gagner élection locale yooyu loolu mooy li ñu waxante woon ci élection locale ñu woy ba léegi ne lan moo ñu tënk ci élection législative ñu ne bu ñu eggee ci élection législative dinañu wéyale dynamique unitaire bi mooy coalition bi dinañ ko continuer téye daa di fexe ba am benn liste dong nag bu ñuy demee ci élection législative yi te bu ñu yàlla mayee ñu gagné dinañu defaraat assemblée nationale delloo si waat réewum yoon muy état de droit li nga xam ne mooy liberté yi mooy sañ-sañu kenn ku ne ci li yoon maye ak lépp li nga xam ne ay loi la yoo xam ne wote woon nañ ko ngir tënk Sénégalais yi dinañ ko génne ci Sénégal waaye dinañu wote aussi ay loi yoo xam ne lim nañ ci lu bëree bëri loo xam ne xajul fii ci waxtaan wi ñu ne lii moo ñu tënkoon ci élection législative yi ñu dem ba ci biir mu am lu bees lu ci feeñ mooy coalition Wallu bi nga xam ne jotuñu woon déggoo ci élection locale yi ay contact am waxtaan am ñu far mujj déggoo nag ni li ñu manqué woon ci élection locale yi dañu bëgg a dabu ci élection législative yi looloo andi intercoalition Yewwi Wallu waaye maa ngi des ba léegi ci Yewwi Askan Wi ñu ne pour élection présidentielle lan moo ñu tënk dafa am solo parce que accords yi may wax yépp nag gannaaw conférence de presse bi parce que lu coalition Yewwi Askan Wi décidé woon la bu yàgg waaye campagne bi tënkoon ñu lii lépp dinañ ko rendre public ba sénégalais bu nekk xam lan moo ñu tënk parce que ay gor suñuy daje ci politique bay def accord dañu war a am seede sa seede gi mooy askan wi ba ëllëg ku wor wala nga def naka sudul noonu askan wi xam ni ah lii de la gars yi waxante woon moom lii la def ñu ne kon pour élection présidentielle bi dañuy bàyyi coalition bi continuer exister waaye terewul kenn ku nekk am sañ-sañ ne man nag dama bëgg a nekk candidat ci élection présidentielle bi parce que xam nga élection bu nekk ak réalité am élection locale ak élection législative élection wu raw gàddu la tasaare doole opposition bi baaxu ci élection présidentielle nag la ñuy wax ni c'est le rendez-vous d'un homme évidemment accompagné par une équipe dajale entre ab
ab nit boo xam ne ab écurie moo ko ngemb sol ko xalaatal ko yor cumikaayam ak lépp ak askan wi te daje gi li ko waral lal mooy programme bi muy présenté askan wi moo tax élection boobu bokkul ak ñaari jiitu moo tax ñu ne bu dee ñépp tënku nañu daje nañu waxtaan ne ah ñun de Yewwi Askan Wi benn candidat dong la ñu bëgg a am ba tey baax na ñu nangu ko waaye bu ñu demee ci élection présidentielle Massamba ne damaa bëgg a nekk candidat Mademba ne damaa bëgg a nekk candidat am na sañ-sañ wi waaye loolu tasul coalition bi dañ koy bàyyi mu continuer di nekk ñu boole ci suñu doole nag pour mën a superviser ensemble élection bi parce que xam ngeen ni élection lu jafe-jafe gérer la ci benn kuréel politique donc ndax am na plus de 15 000 bureaux de vote ci Sénégal ak yeneen waxuma la nag fichier électoral bi inscription ak leneen ñu ne kon dañuy bàyyi cadre bi mu doon benn cadre unitaire boo xam ne benn ñooy bokk saytu élection bi ba njuuj njaaj du ci am ñaareel bi dina am loo xam ne dañ koy tënk ci programme minimal mooy mu am ay poñ yoo xam ne yu am solo la yu ñuy bokk ñun ñëpp nangu ni ku fi yàlla tànn rek ci ñun mën nga am leneen ak leneen ci sa programme lu ci yokku waaye poñ yi mënul ñàkk ci réforme ci wàllu institution ci wàllu économie ci wàllu social yoo xam ne dañ koy tënk bu dee loolu am na nag muy kayit wu dëgër boo xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp te askan wi seede ko lañ ciy teg nag ni bu dee kenn ci ñun gagné na dès le premier tour wasalaam waaye bu loolu amul bu deuxième tour amee kenn ku ne ci ñun dina jàppale ki nga xam ne moom la yàlla yóbbu au deuxième tour ci base nag programme minimal bi nga xam ne moom la ñu tënk pas rek moo ma neex wala waa ji il faut mu jóge fi waaye ci base programme boobu lii mooy accord bi nga xam ne accordu Yewwi Askan Wi la dinañ ko publier askan wi yëpp gis ko mu des nag intercoalition Yewwi ak Wallu lan moo ñu tënk Yewwi ak Wallu xam ngeen ni bés bi ñu waroon déposer liste yi ci boppam dimanche boobu su ma juumul le 7 mai bés boobu ci midi la ñu jot a am accord na waxtaan bi guddoon na xawoon naa jafe waaye négociation politique moo ni demee ba ñu waxtaanee la ñu déggoo ni loolu la ñuy tënk mooy ñaari coalition yi dañuy ànd présenter liste unique ci département yi muy biir Sénégal muy diaspora liste unique mooy département boo jël benn rek ci coalition yi mooy porter liste bi waaye ci biir liste bi su dee ñaari candidat la ñuy war a présenter benn bi dina doon bu Wallu benn bi doon bu Yewwi Askan Wi bu dee Wallu moo ko jiite bu dee safaan ba benn Wallu Yewwi dina jiite Wallu topp ci ñu doxalee ko noonu waaye nag coalition bu nekk dina am sañ-sañu moom présenter liste nationale am bu bokkul ak liste nationale beneen coalition ba loolu mooy lu ñu tënkoon également ci li ñu àndal waaye dañu ne li may wax dafa am solo ñaari coalition yi li ñu jël ci engagement mooy benn kenn ku ne di nga respecter quota bi nga wax ak ñi ka ca des parce que xam ngeen suñu xasee ba déggoo coalition bu ne yaay dem direction générale des élections déposer liste ba mën ngaa dem ba foofu soppi liste ba fu coalition beneen bi waroon am benn nga changé ko def fa sa coalition ñu ne donc premier bi mooy ñaar ñëpp jël nañu engagement ni dinañu respecter quota yi ñu déggoo te loolu ma seede ko fii ni kenn ku nekk respecté na ko ba mu mat sëkk war amu ci ñaareel bi ñu waxoon mooy bu ñu xasee ba dugg assemblée dañuy créer benn groupe parlementaire boo xam ne bu dee yàlla may nañu majorité li may wax dafa am solo de parce que ñëpp xam nañ ni assemblée balaa nga fay mën a def li nga bëgg a def dëgg nga yor majorité fi mu ne nii nag amaguñ ko ñàkkaguñ ko foofu laa ci yem
kenn amagul majorité assemblée bu soobee yàlla le 14 septembre dinañu xam ku am majorité ak ku ko ñàkk waaye li wéer ba wóor mooy majorité kenn du ko am Sénégal ndax majorité benn député du majorité. On ne gouverne un pays ne peut pas l'équilibre d'un pays équilibre u réew mënul tënku ci benn nit benn député moo tax ak fu ñu munti jaar suñu amoon majorité de 10 députés sax amuñu majorité waxuma laa benn député kon ñu ne bu dee am nañu majorité benn groupe parlementaire boobu ñuy def bu dee am nañu majorité wax ji dama bëgg mu leer de bu dee am nañu majorité loolu tubaab day wax condition la woon benn groupe parlementaire bi ñu bëgg a def dina am ay réformes yu am solo yoo xam ne dina ko def ci base programme minimal commun de législature mooy li ñu tënk ñun ci ay loi yu bëgg a voter waaye li ñu tënk ñun également ci ay commission d'enquête parlementaire yoo xam ne bëgg nañ ko samp ñu ne it ñaari coalition yi bu weesoo loolu nga xam ne biir assemblée la parce que biir assemblée dañu ne ñaari coalition yi na ngeen ma déglu bu baax askanu Sénégal dañu ne ñaari coalition yi jël nañu engagement ni à ne faire aucune compromission législative avec le pouvoir avant et surtout après les élections loolu dafa leer de mooy benn ci coalition yi du dem di négocier ak nguur gi moo xam avant waaye surtout après bu ñu falee ba noppi kenn du négocier ak nguur gi groupe parlementaire opposition ferme lay doon pour ne pas dire radical loolu mooy li ñu déggoo woon loolu nag du ci benn fan du ci benn weer waaye durant tout le mandat lay doon loolu la ñu waxante député yi ñu am assemblée nationale moo xam lu Wallu am wala lu Yewwi am amu ci benn ci ñaari groupe yooyu boo xam ne dina dem di négocier ak Macky Sall loolu accord la boo xam ne mi ngi nii te ñaar ñëpp dañ ko signé te bii dinañ ko rendre public ñu ne bu weesoo loolu nag kenn ku ne am nga sa sañ-sañ parce que accord bi ñu def accord élection législative la woon point barre foofu la yem bu loolu weesoo nag kenn ku ne nooy tojee sa bopp jënax yow yaa ko xam loolu la ñu waxtaanoon su ngeen gisee ma jël temps pour leeral li dama bëgg askan wi xam lan mooy li ñu tënk ñun suñu biir Yewwi Askan Wi waaye ñun ak Wallu également élection ñaari élection yi wees na man pour man page boobu tourné na su ma nee tourné na nag tekkiwul ni duñu liggéey ci li ñu peuple bi jox ci assemblée dinaa ci ñëw bu si kaname nañ ci liggéey lu rëy 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 ndax bu ñuy doon ay benn député ci assemblée la ñu liggéey ba askan wi yëpp gis ko tey bu ñu demee ba yàlla may ñu lim ñu may juróom-ñetti fukki député ci biir assemblée xam ngeen ni assemblée nar naa xumb de ñu ngi doog am assemblée nationale nag te ña ngeen di gis ñu nekk assemblée ñoom mandargal rek waaye ñi ne ci gannaaw laboratoire bi ñiy yor liggéey bi di ko liggéey ñoo ëpp téeméeri junni yoon moo tax assemblée bii dinañu xam ni assemblée am nañ ko dinañu xam lan la assemblée di jëriñ moo tax man biñ ci génnee bi ñu waxtaanee suñu biir man dama am position boo xam ne sama position la wala suñu position la ñun Pastef dama ne du ma seeti kenn du ma woo kenn du ma négocier kenn ku leen ne Ousmane Sonko woo na ma di wax ak man ci nu may demee seen groupe wala yu mel noonu loolu amul de man yëpp tappale yu bokkuma ci kenn ku ne dangaa demoon dajeek askan wi ne man opposant la woteel leen ma ba askan wi xëy am lu mu la jox bëri na néewul am na lu la askan wi jox ku ci 25000 sénégalais woteel ba ku ci 52000 sénégalais woteel wala 59000 am na lu la askan wi jox décision boo jël nag yow ak askan woowu la ñun suñu yoon newu ci te décision bu waay jëlit respecté nañ ko wax ju bëri ji jaru ko lay yu bëri jaru ko kilifa day mat kilifa sañ li muy def dem toog jàpp ñàmburam man de Ousmane Sonko du ma commenter décision politique bu beneen leader parce que sama yoon newu ci
waaye xam nga Macky Sall ndeysaan président de l'APR defe naa dafa jaaxle ba xamatul fu mu ne ndax looy def boobu ba léegi amoo ci résultat 2012 ba léegi lan la nekkee ku ñu fal maire ci opposition mu recevoir le palais am lu mu yëkkati jox la ne la ñëwal fekk si ma di essayer suruxlu ay député pour récupérer leen di dugg ci parti naan day tas parti di récupérer ay nit waaw balaa élection locale yi ñaata nit la récupérer teewul élection locale yi ñu duma ko diggante élection locale ak élection législative yi ñaata nit la récupérer waxuma la rek les hommes politiques waaye même yeneen kilifa ak yeneen ñaata nit la récupérer tey la Waalo gën a ay ndax duma gi ñu ko duma ci élection législative yi defe naa bi Sénégal di Sénégal ba léegi musul am kon ku yaakaar ni jël nga benn nit foog ni yóbbu nga ay nit ñu bari yow benn nit boobu rek nga yóbbu woo juróomi nit yu wër nit kooku moo tax loolu amul solo li am solo mooy dafa am loo xam ne door na moom amul xelu seetlu loolu te loolu gannaaw yàlla dara mënatu koo téye mooy ma nga doore nag 2019 nit ñi seetluwuñu bu baax 2019 nee na 65% la jóge ñëw 59% boo xam ne ñëpp xam nañ ni matu ko ñu jóge foofu mu ñëw élection locale ñu leen waa ji wàcce na en deçà de 50% génne ay statistiques ñoom ñu génne benn carte Sénégal peinture ko en marron di manipuler Sénégalais yi ñu leen nañ dem ñëw élection législative su ma juumul mi ngi entre 42 et 48%. bu ñu demee présidentielle bu dee moom jàll na soo amee 30% wala 25% dina ma jaaxal bu soobee yàlla. loolu moo am solo moo tax ci loolu la ñuy wax fi mu toll nii lañ ciy wax lu simple la mooy Pastef ma ngay des ci coalition Yewwi Askan Wi di coalition bu am solo boo xam ne dem nañ ba ñi ko séq di ay leader la leen boole ëpp na politique ay relation judd na ci miinante am na ci soppante am na ci jaar nañ ci ay épreuve yoo xam ne kenn ku nekk natt na moromam ba am lu mu gis ci moom lu ko doy sëkk coalition googu dépassé na léegi politique ma gëm nag ni Pastef dafa am taxawaay bu mu am ci coalition boobu ma réaffirmer ko ne tey la Pastef gën a bokk ci coalition Yewwi Askan Wi tey lay gën a sonn ci lépp lu Yewwi Askan Wi di def tey la ciy gën a liggéey pour ñu gën koo dëgëral ak décision yu mën a ñëw yi nga xam ne day concerner individuellement les acteurs de Yewwi Askan Wi ñaareel bi Pastef ci biir Yewwi Askan Wi day gën a des ak gën a dëgëral intercoalition Yewwi Wallu ndax intercoalition boobu tey mooy majorité ci biir Sénégal majorité électorale majorité politique waaye mooy majorité sociologique bu amee lu ko nar a yàq du jóge ci Pastef ndax ñun ay gor lañu ñun ñu ñàkk ci politique xam ni lii buñ ko defee ñàkk waaye des ak suñu ngor moo ñu gënal wor am dara moo tax léeg-léeg ne ñenn ñi dañ naan ñun duñu ay politiciens la ñu diggante woon ak intercoalition bi dinañ ko respecter ndax biir assemblée nationale am na ay proposition de loi yoo xam ne dinañ ko déposer bokk na ci yooyu mooy nu ñuy fexee ba kenn ku nekk ci sénégalais yi rawatina ñi nga xam ne dañ leen écarté te tegewul fenn mën a delloo si waat seeni droit civique ba ñu mun a compétir comme tous les sénégalais parce que sénégalais yi ñooy tànn seen président te dinaa ci ñëwaat loolu également bokk na ci projet de loi yi nga xam ne ak commission d'enquête parlementaire yi nga xam ne waxante woon nañ ko ak sénégalais yi man mii di wax ak yéen ay fan a ngi nii maa ngi tëju di ci liggéey mun naa leen ne am na déjà nu mu tuuti une quinzaine de projets de loi ak au moins sur une vingtaine de thématiques yoo xam ne commission d'enquête parlementaire war na cee taxaw dinaa ci dellu si loolu ci suñu taxawaay lay doon ci biir coalition bi ak intercoalition bi dinañu woote ci fan yi di ñëw
en tout cas balaa weer wi di dee bu soobee yàlla ñi ñu fal ñëpp député dem lëloog ñoom ñetti fan wala ñeent wala juróom ci li nga xam ne formation lay doon pour préparer leen en tant que député waaye loolu première formation rek la parce que day doon lu continue dinañu waxtaan ba tënku ba déggoo nag ci naka la ñuy duggee assemblée nationale ci groupe parlementaire bi wala ci groupe parlementaire yi ak lan moo war a doon suñu taxawaay biir assemblée nationale ñu ngi ciy liggéey moo tax ngeen gën ñoo dégg parce que dafa am jamono yoo xam ne jamono liggéey la lépp loo xam ne daal engagement la bu ñu jël ci intercoalition bi ak ci coalition bi dinañ ci taxaw waaye bu loolu weesoo nag li nga xam ne suñu programme la ñun parce que nag mbokk yi nañu xam ni fukki weer ak juróom ñett moo dox suñu digganteeg élection présidentielle fukki weer ak juróom ñett loolu tuuti na trop moo tax dañuy jublu aussi ci liggéey boobu te ñaari dàqantewul ndax it ku nekk Sénégal rek xam nga ni bu soobee yàlla ni nga xam ne moom rek kay dogal moom rek mooy dogal léeg-léeg nag nit beew ba fàtte loolu ñu jay nit ba mu fàtte loolu wala ñu jox ko as daggitu pouvoir nguur mu fàtte loolu waaye yàlla rek mooy dogal moo tax ma ne bu soobee yàlla moomu di dogal man mii de Ousmane Sonko candidat la ci élection présidentielle 2024 incha allah bu ma ci génnee ndogalu yàlla dama naan bu ko sama parti nangoo parce que dama bokk ci parti boo xam ne dafa am nu muy doxee ñu am ay règles d'investiture kenn ku ne ci parti bi am sañ-sañ ne candidat la te bu boobaa dañuy def primaire waaye li mu jëm ci sama bopp man am naa sañ-sañu wax ni te sénégalais yépp nag defe naa su ma ko waxee sax bettul kenn ci Sénégal amul benn sénégalais boo xam ne mi ngi laam-laame ndax kii dana nekk candidat 2024 am déet ndax it tey jii ci opposition Sénégal ku ci présenté woon élection présidentielle 2019 rek menn man maa fi nekk opposition ba tey loolu la yàlla dogal ñeneen ñi kenn ki nee na bàyyi na politique ñaar ña dem nañu fa ngeen xam donte ñoo àndoon signé ñun ñëpp ab charte ne duñu reconnaître légitimité président Macky Sall au lendemain bi ñu génnee ci élection ba te yàlla may ñu nag mu woon première élection présidentielle mu may ñu ci loo xam ne kawe na suñu njort boobook léegi su doon benn la man gëm naa ni yàlla ful na ko juróom wala fukk ndax ci campagne la ñu jógee nag ku àndoon nag ñu ci campagne yi ak ku toogoon di ko seetaan ci réseaux sociaux yi xam nga fu ñu toll Sénégalais yi ñu ngi ciy sant yàlla moo tax ma ne bu soobee yàlla candidat la ñuy doon pour élection présidentielle 2024 candidature boobu nag dafa am lu mu ànd ak loolu mu ànd ak nag dañ ciy waxtaan ak Sénégalais yi waxtaan ceeg militants yi waxtaan ceeg sympathisants yi parce que dafa am solo orientation yi ñuy joxe mooy tegtal yi ñuy jox militants yi ak sympathisants yi ak bépp sénégalais boo xam ne dégg nga li ñuy wax gis nga li ñuy xeex te gëm nga ko ndax 2024 tànneef gi ñu war a tànn weesuwul ñaar diggante ndax dañuy bàyyi suñu askan continuer nekk askan woo xam ne dañ koy yor ci lépp alal goo xam ne doo ko dugal fi mu war a dugg ci jaay alalu réew mi ci jamono jooju ci noot doomu aadama yi ci duma reye ak tëjaate ci yaatal ay programme yoo xam ne dëppoowul ak suñuy gëm-gëm ci biir réew mi ak
ci jaay pasar pasare lépp loo xam ne sénégalais waroon ci mun am yaakaar wala mu amal leen njëriñ wala ndax dañuy tànn loo xam ne day lalu ci souveraineté ak patriotisme mooy fexe ba téye suñu réew li nga xam ne yàlla jox nañu ko ci alal te macha allah mu bëri loolu ñu teel ko suñu bopp bañ koo bàyyi tubaab yeeg naar yeeg ñeneen ñëw jël ko yóbbu boole koog nag yóbbu sénégalais yi ci liggéey ndax liggéey mooy defar réew kenn ku ne xam ni sacrifice la jële fi nger ba kenn dootul sañ a jël dërëm bu mu moomul ci askanu réew mi waaye dërëm gu ne nag ñu dugal ko fañ ko war a dugal xam lan mooy priorité ñaari modèle yooyu rek moo fi ne ci loolu la ñu war a tànnee moo tax rendez-vous boobu ci rendez-vous yi gën a am solo ci histoire u Sénégal la bokk buñ ko ratee rek nañu xam ni 50 ans yi di ñëw wala lu ko ëpp dinañu continuer nekk ci jafe-jafe ak ci toroxtànge ak ci nooteel kenn ku ne di ko jooy fa nga koy jooyee te kenn du am saafara moo tax ñuy joxe tegtal dañuy bañ ñu détourner suñuy militant moo tax yow militant bi yow militante bi yow mi di sympathisant ak sympathisante yow mi citoyen boo xam ne milité woo fenn waaye am nga yëg-yëg ndax nag Sénégal wax ñi ne bëri na trop waaye sympathisant yi ñoo ëpp militant yi de ku fi falu rek sympathisant moo la fal ndax ñëpp mënuñu dem jënd carte ci parti politique moo tax ñëpp laa waxal ku fi nekk ku ne diaspora fàttali leen ni rendez-vous bii rendez-vous bu historique la rendez-vous boo xam ne moomaat suñu bopp la te mu dépassé Sénégal tey muy combat boo xam ne combat africain la may féliciter di encourager suñu mbokk Mali président Assimi ak ñi mu àndal wax leen ni siggil nañu ñu ngi siggil te am nañu suñu jaajëf am nañu suñu encouragement am nañu suñu jàppale ba fu ñu doole yam tey combat bi ñi ko porté dafa bëri ay hommes politiques ñi ngi juddu ñi ngi meññ fépp ci Afrique francophone parce que problème bi nag Afrique francophone la gën a am mais foo dem ci Afrique francophone peut-être dimension bi mu am Sénégal amagu fa ay profil a ngi ciy meññ muy lu am solo waaye du rek ci politique jëlal le milieu de l'art am na artistes yu gore Afrique gis nañ taxawaayu Salif Keita gis nañ taxawaayu Alpha Blondy gis nañ taxawaayu Tiken Jah Fakoly gis nañ taxawaayu le mouvement hip hop africain bu Sénégal gis ngeen taxawaayam gis nañ yeneen artistes yoo xam ne ñoom ñëpp tey dugg nañ ci mouvement bi xam nañ fi ñu jëm ñu leen di jaajëfal ñoom ñëpp ndax loolu la ñuy xaar ci leader d'opinion mooy xam fu sa intérêt réew nekk nga ñeme ko ndax ragal féete nag du ma ne day xañ wërsëg de waaye dama naan yenn saa yi dafa xaw bokk tuuti ci naafeq koo gis rek am na fu mu féete da koo fësal wala fësalu ko ndax tënku sa bopp toog ne man sama yoon newu ci ñàkk ci féete la bokk ndax nu mu bokkee ci féete mooy foo gis ñaar ñu tongoo am na ku tooñ ka seetaan nag dafa jàppale ka tooñ waaye li ñu sant ñun muy ci diine muy suñu aada boo fekkee ñu tongoo nga gis ku tooñ da nga ko naan sëñ bi yaa tooñ daal di téye loxoom moo tax neutralité ay waxu tappale la kon mouvement boobu nga xam ne am na yow militant bi yow sympathisant bi bu la kenn nax bu ñu trompé ci combat bi dootul nekk ci réseaux sociaux yi diw saaga na sama leader ma saaga ko diw xas na suñu parti ma xas ko buñ leen yóbbu ci yooyu am na lu ëpp solo loolu maa ngi ciy ñëw bu leen tardé ci loolu xaste ak saaga téewul projet bi li tubaab naan dafa mel ni bëgg a téye géej ak say loxo moo tax bàyyi leen ci loolu la ñu mëne waaye dinaa leen wax ñaar ba ñett yoo xam ne tey ci fukki weer ak juróom-ñett yi ñu jëm moo war a doon yitte kenn ku nekk ci ñun ñu ciy taxaw saa su ne
di ci liggéey saa su ne ba ca njëkk mooy defarwaat nag mooy defar parti bi ci fii ak ëllëg ak wala gannaaw ëllëg dina am lu ñuy génne ci ay circulaire ay notes yoo xam ne ci loolu la jëm. ñaareel bi mooy préparer ndaw ñi surtout fexe ba ñu war a bindu ñëpp bindu ji fexe ba ñu war a bindu ñëpp bindu ji waaye gannaaw ga ñu fexe ba jël seen carte électeur mooy dugg ci àll bi ci koñ yi ci ruq yi ak ci ruqaan yi fu nekk ngeen taxawal fa ay cellule gis nañ yéen a ngi koy def week-end bu ne ci Sénégal yépp maa ngi gis ngeen ciy liggéey waaye na gën a tar parce que loolu mooy liggéey bi loolu bu ngeen ko defee ñu boole ko defaraat suñu ngemb bu baax ci biir parti bi dinañ ci boole it fii leeg nawet gi di jeex gën saa gudd mois de novembre bu soobee yàlla dinaa entamé dinaa door benn tournée nationale ci biir Sénégal yépp tournée boo xam ne du benn département du ci mucc la ñu jàngat nag ci élection locale yi ak élection législative yi mooy dëkku taax yi mokk na ba noppi dëkku taax yi ñoom mënatuñu fa gañe dara bu ngeen seetloo même département yi nga xam ne ñoom moom la ñu gañe dañoo ñàkk dëkku taax yi Louga dañoo ñàkk Louga commune Mbour dañoo ñàkk Mbour commune Kaolack dañoo ñàkk Kaolack commune Kolda noonu donc liggéey bi fu mu nekk léegi ñun ñëpp xam nañ ko mooy dugg ci àll bi waxtaan ak suñu mbokk àll bi parce que ñoom la ñu continuer di manipuler ci ay mbirum xaalis ak yeneen moo tax tournée bi naam dinaa def tuuti milieu urbain yi waaye lu ci ëpp moom àll bi lay doon te dinañ ko def ci yoo xam ne day lalu ci nu mu tuuti fukki weer ak juróom-ñett yi nga xam ne moom la ñuy dëgmal waaye nag mbokk yi lii su ma ko waxee dinaa leen wax naa leen li ñu war a def waaye su ma ko daaneel dinaa leen wax nag li nga xam ne mooy ay pexe yoo xam ne ñu ngi koy fexe subaak ngoon guddeeg bëccëg pour essayer dal suñu kaw ak pour essayer bloquer yàq projet bi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey boobu ba léegi yàlla def ci lim ciy def ndax su ngeen fàttalikoo bi ñuy door kenn xamuñu ci Sénégal ba mu daj 2017 ba ñuy campagne dañ doon wër ci marché yi di jeex nit ñi pour essayer am quelques personnes yu ñuy waxal 2019 gis ngeen li xew 2022 nag moom tawar fa kàlla projet boobu nag lañu bëgg a fexe ba gàkkal ko ña ko bëgg nag ñaar ñii la nguuru Macky Sall la ak nguur gu ñuy wax France nguuru Macky Sall ak nguur gu ñuy wax France ñoo ne Sénégal de ñépp mën nañ fi falu ba mu des Ousmane Sonko ndax fu mu bëgg a jëmale Sénégal baaxul ci ñun bu dee nguuru Macky Sall nag la ñu ragal ñëpp xam nañ ko ndax ku ñu jox réew jamono lu mat fukki at ak ñaar nga liggéey fa li nga fi liggéey ci naka sudul noonu boo tëddee doo nelaw te yaakaar nga di boo fi jógee musiba dal la moo tax toujours la ñuy bëgg a woon ñoom mooy ñoom seen fulla gi ñuy wone ci ñàkk nekk ci dëgg moo ëpp doole fulla gi ñu war a wone ñun ci nekk dëgg gi ñu nekk dëgg xam nga ndax sénégalais dégg nañ li ma wax ñépp xam nañ ni nekkuñu ci dëgg yoruñu réew mi ci dëgg alalu réew mi randal nañ ko lii jaay nañ ko tubaab yeeg ñeneen ak ñeneen tëj nañu ay nit ci loo xam ne du yoon duma nañu ay nit ci loo xam ne du yoon rey nañu ay nit ci loo xam ne du yoon kon loolu lan moo gën a garaaw lool ci ñàkk nekk ci dëgg waaye malgré tout moom bëgg nañu gëmloo ni moo ñu ëpp fulla ñun gëm nañu ñoo nekk ci dëgg ci yéene gu ñu am ci réew mi ci jàmm gi ñuy dawal ci réew mi ci bëgg-bëgg gi ñu am ci réew mi ak ci Afrique dama ne bu dee loolu am na ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp moo tax pexe yi bari na
weer yi di ñëw kenn ku nekk na fagaru waajal boppam takku ndax ña ngay pexe ci wàllu terrorisme fabriqué nañu seeni dossier yu leen neex jàpp ay nit barki démb rek kenn ci ñi ñu jàpp naan dañ leen di tuddee xawma lan spécial woote na de la prison ne fi mu ne nii bés bu ne dinañ ñëw def leen pression ne leen changer leen seen déclaration wax leen rek ni Ousmane Sonko moo ne suñu gannaaw moo ñu yónni moo ñu defloo moo ñu transféré xaalis bi bu ko defee ñu yóbbu leen ci procureur ou arrangement démb rek tey wax naa ci ak avocat yi ma wax sénégalais yi nii dem si yàlla François Mancabou la tax ñu torturer ko ba bakkanam jaar fa li may wax nii ay ñi ko jege ñoo ma ne moom moo leen ko wax ñu ko jege ci ay conseillers ne dañ ko ne il faut nga signer PV boo xam ne da ngay wax ni yow da ngay liggéey ak Ousmane Sonko que sooy dem Casamance d'ailleurs moom ngay dem seeti pour jël ay instructions que yow en tant que expert yaa doon organiser moo tax daaw bi ñu bëggee dugg këram ñu amoon jafe-jafe yow yaay woo Momo nga xam ne ci samay garde port la di ko jox ay instructions parce que yow xam nga suñuy technique mu lànk ne leen lii duma ko mës a signer parce que musuma gis Ousmane Sonko lu dul ci télé xaw ma ko musuma wax ak moom ci téléphone te man homme d'honneur la ci deret ak ci formation kon duma ko signer looloo andi toroxal yi ñu ko toroxal ba bakkanam rot ci may seede ci kanamu famille am ne ñoom ñëpp war nañoo am fierté ci nit ku mel noonu yàlla ma tiim xam ne ni musuma gis François Mancabou waaye ñaanoon naa yàlla mu dajale ma xamle ma ak nit ñu mel noonu parce que réew néew na léegi ci Sénégal ña ngay fenk dossier terrorisme bis bu ne ñu jàpp benn nit yokk ci ña ngay fenk dossier rébellion déggoon ngeen fii Ousmane naka Diatta Alcoussine Diatta Kabili ñu dem jël ko ne kooku it ñoo ngi koy togg pour fexe ba avouer ko ay mbir ne ko waxal ni yow am nga ay lien ak Ousmane Sonko ña ngay fenk dossier 94 milliards ndax ñoom avocat yi ñu dem di saisir sax ay français ak yooyu xamuñu ni man yëg naa ko dossier 94 milliards dossier siif dem nañ ba xam ni benn avocat bu mat avocat Sénégal du dugg siifu ñàkk fayda yooyu ñu dem di uti ay avocat France te consulat bi ci boppam kuy liggéey ci consulat bi moom mooy porter loolu ci dossiers yoo xam ne nañ c'est des dossiers privés ña ngay waajal loolu également façon dossier bu ne ñu ngi koy waajal nee nañu xañ nañu léegi Ousmane Sonko immunité parlementaire donc saa su génnee di wax dañoo am seen benn laboratoire boo xam ne kàddu gu ne ñu ngi koy saytu pour ban kàddu la ñu mën a wëlbati dem tribunal pour am diffusion de fausses nouvelles wala diffamation parce que xam ngeen lan moo yitte bi du jàpp Ousmane Sonko tëj ko kaso de ndax Ousmane Sonko biir kaso moo gën a nekk xal nag Ousmane Sonko ci biti du loolu mooy seen problème seen problème mooy nu ñu fexee ba am benn condamnation même su dee au sursis pour que Ousmane Sonko dootul nekk candidat en 2024 moo tax ma ne kenn ku nekk ci militants yi ak militantes yi na fagaru waajal boppam parce que Macky Sall waru ñoo ëpp fulla bu loolu amee rek mooy li ñuy woote ci souveraineté bi ñu bëgg ñun indépendance véritable bi ñu bëgg ci suñu réew moomaat suñu bopp bi ñu bëgg kon loolu du dëgg ci ñun li muy def yépp nag mi ngi ko lal ci ñett ba ñeent mu ngi ko lal ci police wala ñiy commandé police mu ngi ko lal ci gendarmerie wala ñiy commandé gendarmerie mu ngi ko lal ci benn groupe magistrat boo xam ne ñépp xam nañ leen waaye mi ngi ko lal ci benn parti média bi nga xam ne saa su ne ñu xëy jox leen ne leen bind leen lu bon ci Ousmane Sonko saa su ne ñu def gros titre bind lu bon waaye c'est peine perdue ndax koo xam ne yaa ngi koy fexeel boobu ba léegi tuumal nga ko lu ne yàq nga deram
te su génnoon léegi ci taxaw ci trottoir bi meeting am fii nga war a xam ni sa pexe na sax na waaye bu ñu leen xeeb ci seeni pexe rawatina nag bu ci France duggee gis nga suñu toogee Sénégal bay wax naan France kii la bëgg comme candidat kii bëgg ko comme candidat rek wane na ñun tardé nañu loolu doo ko mës a gis ci pays yi nga xam ne Angleterre moo leen colonisé woon amul Nigéria amul Ghana amul feneen suñu demee ba journaux français yi nga xam ne ñooy porte-voix de la politique France-africaine ay Le Monde diplomatique RFI France 24 ñoom ñëpp ñëw Sénégal naan dañuy dem ci benn affaire privée di interviewer wala def ay article naan la France ne veut pas de Ousmane Sonko etc. veut pousser Macky vers ceci nangam nangam ça veut dire que ñun duñu réew bu indépendant est-ce que France bu amee élection am na benn sénégalais bu am sañ-sañu toog fii naan ñun de Sénégal diw est-ce que président Sénégal sañ na sax naan man diw laa bëgg mu nekk président de la République en France lan moo tax ñun ñu ñàkk fayda ñàkk fulla ñàkk personnalité ba tey ñu ñuy patam-patamee suba ngoon loolu mooy laaj bi dem nañ sax bañ ne seen dernier article bi ñu bind nee nañu Poutine gagnerait à se rapprocher de Sonko ma feddali benn mbir gis ngeen ñun ñi amul benn puissance étrangère bu nekk suñu gannaaw amul benn réew étranger bu ñu amal relation benn président en exercice bi moo mës a waxal directement président africain bii la muy Guinée awma benn lien muy ñaari Guinée yi bokk awma benn lien avec une puissance étrangère waaye nag ma wax lu leer tey jii su ma mënoon dajeeg Poutine suba su ma amoon occasion dajeeg Poutine damay dem dajeeg moom waxtaan ak moom parce que je suis un homme indépendant su ma mënoon dajeeg Biden dinaa dem dajeeg moom su ma mënoon dajeeg Buhari dinaa dajeeg moom te bu ma demee dañuy toog bët ak bët waxtaan ku nekk wax xalaatam foofu lay yem ku ma mën a dajeel dinaa dajeeg moom man duma ku ñuy orienté wala ku ñuy wax koy waxal ak koo dul waxal je suis un homme libre indépendant dans un pays supposé libre et indépendant ba tax ñuy wax militants yi ak militantes yi nañu xam ni lii lépp lu muy gën a firndeel mooy candidat France ñëpp xam nañ ko ñi fi France teg xam nañ leen la ñu liggéeyal France xam nañ ko ñun nag duñu candidat France te àdduna du dox ba ñu dem Los Gombaanu di sukk ci kanamu France àdduna du dox ba ñu sukk ci kanamu benn réew ci àdduna te it na leer ñun du peuple français la ñu amal problème déedéet biir France am na ay nit ay hommes politiques ay universitaires ak ñeneen ñoo xam ne discours bii ñuy wax ñun moom la ñuy wax biir France am na jaruma leen di cité xam ngeen leen am na ci ñoo xam ne ñi ngi waxtaan ak ñoom suñuy kuréel daje nañu ñi ngi waxtaan kon du problème mu peuple ak peuple parce que sénégalais yi dañu gaaw ci raccourci mais problème mu régime yi fi nekk ci France politique bi ñuy doxal duñu nangu mu wéy fii biir Sénégal moo tax li may daanelee mooy waxaat ko France nañu génn ci suñuy mbir 2019 dañu génn ci élection bi ma ne waa France bu dee am ngeen dégg-dégg di ngeen xam ni li juddu biir Afrique caaxanteewu ko xoolaat leen seen bopp bu ngeen buggee continuer am des relations ak Afrique lu ko may di ngeen génn Afrique ci anam goo xam ne du gën ci yéen dafa mel ni boobu ba léegi France dégguñu moo andi li xew Mali moo andi liy xew jamono ji ci Sénégal moo andi liy xew Tchad mooy andi liy xew Guinée mooy andi liy xew fépp foo xam ne Afrique boo xam ne France moo ko dominé woon la lii la ñu bëggoon waxtaan ak mbokku Sénégal wax leen ni désormais nañu xam ne ñi war a liggéey yépp dinañ ko continuer liggéey waaye dañoo def cap ci 2024 te bu soobee yàlla ñaan nañu yàlla te am nañu espoir mooy yaakaar gu rëy ni bu soobee yàlla dinañu gagner élection boobu. li may daanelee nag question d'actualité la mooy fan yi yépp ñu ngi wax lu jëm ci hôpital de Dantec Sénégal dafa bindoo noo xam ne bu dara xewee rek kenn ku ne day bëgg nga wax ci jamono ji mu bëggee nga wax donte nekkuñu woon fii sax
ñi ngi doon suivre li xew yépp ci hôpital ba li ma ciy wax mooy bu njëkk bi dégg nañu version yu bari ci mbir mi dégg nañ ni gàllankoor yu bari dina am ci tëj googu nga xam ne tëj nañ ko ci hôpital bi te waajaluñu ko waajaluñu ñu fay liggéey waaye waajaluñu it ñu fay fajoo loolu moom dafa bokk ci amateurisme ak cuune ak tiit ndax dañoo am ay gouvernants yoo xam ne bu ñu leen nee ay milliards a ngi nii rek dañuy tiit wax nañu ci gàllankoor yi muy andi ci ñi nga xam ne dañ fa daan def formation ci médecins yi wax nañu ci li nga xam ne ay patients la yoo xam ne fa lañ doon fajoo xëy ñu leen mënatoo fi fajoo te waajaluñu leen fa ñu mën a demee faju ji bokk na ci argument bi gouvernement bi doon wax sax dégg naa ñu naan li ëpp ci ñuy fajoo Dantec du waa département Dakar moo waxtaan ak ay médecins ñu ne ma am na étude bu ñu def bu wane ni 60% ñiy fajoo Dantec waa département de Dakar la kon wax jooju taxawul wax nañu débat technique bi nag man duma médecin docteur Diallo Diop a ngi nii moo ma gën a xam yu mel noonu te nañ ci dellu si bu ñu paree dajale li ñuy dajale yépp waaye damay wax ci li nga xam ne moo jëm ci droit ci état ak ci administration gis ngeen Sénégal li may ñaan Sénégalais yi def ma leçon de morale à personne waaye li may ñaan Sénégalais yi mooy ñun ñëpp nañuy góorgóorlu di jàng xeex lu suñu yoon newul su ma nee lu suñu yoon newul nag mooy loo xam ne du suñu intérêt personnel immédiat parce que lu bëri ci Sénégalais yi balaa ñuy mën a yëngu rek mooy la ñuy def ci loraange dal na seen kaw mais tant que dalul seen kaw les mêmes ñooy nekk di yuuxu di xeex ñoom Guy Marius Sagna ñoom Ousmane Sonko ñoom mais dafa mel ni li ci bëri du yëngal Sénégalais yi su ngeen gisee ma wax loolu nag mooy gis ngeen anam yu mel nii dafa yàgg am fii moo tax man bi may nekk député à l'Assemblée nationale dinaa leen liiral benn bataaxal boo xam ne dama ko bindoon tontuwuñ ma ba léegi nag ndax lii ma leen di won ni yépp ay questions écrites yu ma bindoon la may nekk député yenn yi tontu nañ ma ci yenn yi tontooguñ ma ci te fan yi di ñëw dinaa commencer def ay live di delloo askan wi li nekk ci lii mi ngi ci pétrole bi lii mi ngi ci phosphate Matam bi leneen ngi ci barrage Affiniam bi lii mi ngi ci usine de fabrique de farine de poisson yi amul secteur bu ñu bàyyi woon lii lépp ay questions écrites la ba ci Caaroy 44 amul lu ñu bàyyi loolu moo ne woon suñu taxawaayu député wala bokk na ci ndax li bëri nit ñi 5 minutes de temps d'antenne bi ñu daan am lañ doon gis bi ma ko bindee dama interpeller gouvernement bi ne ko ah ñun de gis nañ ni am na ay suuf yoo xam ne état bi moo ko moom suuf yooyu amoon ay bâtiment yu ci nekk ngeen xëy jaay ko bokk na ci site bi nga xam ne moom fa la gare routière pompier newoon titre foncier 10 069 DK ak 10 376 DK ngeen xëy daal koy jaay benn société marocaine bu tudd Adowa ba léegi foofu la mbiri ne furus ngeen jëlaat ay kër yoo xam ne état du Sénégal moo ko moom SICAP tabax ko gannaaw assemblée nationale ngeen jël ko jaay ko ay politiciens ci ay prix yoo xam ne kenn xamul lu mu doon ngeen jëlaat fu ñuy wax terme sud daaw jéeg gis ngeen bi ñuy xeex fi ñu jël ay pères de famille ci biir nawet bi génne leen sànni leen ci biti Barthélémy Dias moo leen mujj héberger fii ci benn école bu nekk Mermoz defoon nañ fay conférence de presse ànd ak ñoom xeex bi ma interpellé ci gouvernement bi TF 804 et 44 17 DG bi nga xam ne coopérative d'habitat comico la ñu waxoon mujj gi ñu ne dañ koy jox ay privé
yi yëpp am na fi waaye yemul ci loolu ñu jëlaat ay immeuble daal koy dem jox ay baux emphytéotique mooy loué ko ay nit pour 99 ans te loi dafa ne ab immeuble bu état moom mënoo ko loué soo koy loué nit délai yi c'est entre 18 ans mooy fukki at ak juróom ñett ba 99 ans ci délai boobu nga ko mën a loué ba 50 ans du moins muy juróom fukki at mais mënoo loué nit 99 ans loolu la loi da ko tere Sénégal ñoom ñu dem jël ay nit dinaa leen citer immeuble yi te pourtant lii lépp biir ville la wetu hôpital la Dantec li tax bu Dantec gën a garaaw mooy impact bi mu am ci paj meeg ñoom seen mais yëpp am na ci yoo xam ne dafa am impact social boo ci boole nag impact bi mu am ci patrimoine état bi ñu jël di ko saaxee boo jëlee titre foncier 2863 DK mooy immeuble Brière de l'Isle defe naa ñëpp xam nañ ko fi ñu jël ko jox ko société bi ñuy wax Sénégindia pour 99 ans nga jël titre foncier 2683 DK mi ngi à la rue Carnot nga jël ko jox ko benn société bu tudd Sénégal Hôtel Invest pour 99 ans nga jël titre foncier 5421 mi ngi rue Kléber nga jël ko jox ko société bi ñuy wax Sénégal Global Solution nga jël titre foncier 4982 jël ko moom tam mi ngi rue Achimoutal angle René Ndiaye nga jox ko société bi ñuy wax Fleur Sassou enfin immeuble bi nga xam ne moom fa la direction de l'élevage nekkoon également yooyu yëpp Macky Sall ak nguuram jël nañ ko tey la ko jox ko ay nit question écrite baa ngi ni maa ngi ko bind 2020 nous sommes en 2022 j'ai pas encore reçu de réponse du gouvernement du Sénégal waxoon nañ ci waxaat ci publiquement te loi li mu wax te foofu moom moo am solo man mënuma dugg ci considération technique yi waaye xam naa ni tëj hôpital moom te waajaloo ko am na ko proverbe bu naan boo tëjee hôpital ubbi nga ay bàmmeel tëj hôpital te waajaloo ko mooy ubbi nga ay bàmmeel à côté waaye li am solo mooy code du domaine de l'État bu 1976 dafa wax lu am solo dafa ne ab terrain bu état bi moom bu dee am na ay tabax yu ci nekk état bi mënu ko jaay lu dul assemblée nationale moo voté loi déglu leen ma bu baax même su dee mur de clôture rek moo ci ne état bi pour mu jaay ko il faut mu dem assemblée nationale saisir assemblée nationale voté une loi buy naan autorisé nañu ñu jaay immeuble bi lu ko may rek mënuñu koo jaay moo tax ñiy joxe te waruñoo joxe respecté wuñu yoon dinañ ko layoo ak askanu Sénégal devant la justice waaye ñiy jënd ci anam boo xam ne respecté wu yoon nañu xam ni ñu ngi jënd jaan ci pax ndax dinañu xool déjà lan la ñu mën a def dans le cadre de l'Assemblée nationale suñu juristes yi dinañ ci liggéey waaye gën saa gudd 2024 ku ñu fi joxoon lu askan bi moom te jaarul fi mu war a jaar boo fa tabaxoon gratte-ciel tamit dañ koy nangu dama bëgg mu leer nañ ñu dégg bu baax ku ñu fi jox ci ay njuuj njaaj loo xam ne jaarul fi mu war a jaar te askanu Sénégal moom ko ak loo fa munti investir bu ñu jëlee réew mi dinañ ko delloo si ci askanu Sénégal parce que tappale gi dafa war a jeex ci loolu laa bëggoon daanelee di gërëm ñëpp ci déglu bi di leen sant dinañu tënk lépp ci nasaraan